jërë ngeen jëf yéen ñi way dañu safo si Rufisque Sénégal télévision mbokk yi xarit yi maa ngi lañu nuyu bu baax di leen dalal jàmm encore une fois seen émission nooy def ba falu émission politique bi nga xam ne ni koy waxee saa su ne ñi nga xam ne yëngu si langue politique bi lañ si dalal ñu waxtaan ak askan wi daal di saafante ak ñoom si wàllum programme si élection gox nga xam ne ñu dëgmal ak lu soxal actualité bi nga xam ni sa jamono yi ñuy defee boobu la émission moom la méngool tey jii ñu si dalal monsieur Idrissa Samb di représentant bu parti ACT si département bu Tëngéej nekk tamit conseiller municipal ci commune bu Nord ak commune bu Ville nekk tamit li nga xam ne mooy njiital commission tourisme ak loisir ci commune bu Nord mooy nekk suñu ganub tey si émission nooy def ba falu ñu daal di koy bàyyi mu nekk suñu ay internet laata ñëw sóobu si waxtaan bi monsieur Samb ñu bàyyi la nga nuyu internet bu Rufisque Sénégal télévision. oui maa ngi leen di nuyu di leen sant di massaw aussi li ñu dal tout récemment yàggul. muy li am stade bi fii ak si làmb bi. di ko ñaawlu aussi. bon aussi di leen xamal ne bu kenn di wax naan wàccewu leen defuñu dara ay peut-être benn parti la si wàccewu leen ñu jàppe ko noonu rek yàlla la boo ma fi amaat voilà di nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen gërëm aussi yéen ñi. monsieur Samba ñu daal di dugg si li nga xam ne mooy wax côté politique bi tey jii nga teew fi li nga xam ne mooy parti ACT si département bu Tëngéej nag ndax parti boobu tey jii mi ngi def li nga xam ni moom la ñuy xaar si parti si département bu Tëngéej. oui loolu moom yàgg na ko def parce que booy seet non seulement Abdoul Mbaye bi mooy tànn bon bari woon na ay politiciens mais dañ ko booleex man xawma donc moom. li mu njëkk a wax mooy nee na bëggul un politicien. waaw bon donc li mu gis si man nag ba tànnal ma boppam ba teg ma si kanamu Tëngéej moom moo ko xam donc si noonu la ñuy doxee toujours nee naa la parti boo xamante ni moo ko gën a organiser fii si Sénégal mais dans le monde sax laa wax amul. voilà donc ñun d'accord dafa am loo xamante ni Sénégalais yi dañ ko di def muy militant. foo jëm groupe bi la topp tey moo lay topp cëwleen moo lay topp jokkul non ñun defuñu noonu ñun c'est-à-dire dañuy liggéey pour changer nit ñi pour loolu ñu bañ koo defati muy problème mu xaalis jóge seen bopp te tôt ou tard incha allah dinañ ko jot dinañ ko am. ndax jàpp nga ne liggéey bi nga xam ne ACT mi ngi koy liggéey jamono ji est-ce que loolu tamit dina yomb trop parce que askan wi am na lu ñu tàmm di ko gisee parti politique yi. man am na lu ma si gis way même booy seet. législative yi man maa nekkoon le candidat de Abdoul Mbaye à Rufisque pour le département oui pour être député non donc li ma gis changement bi ma gis ak élection yi préparation bi pratiquement am na changement bu bari changement bi ma si gis mooy ñi ñu bari actuellement xam nañ ne Abdoul Mbaye li muy woote loolu mooy dëgg te da nga koy gis aussi bu demee si médias yi li muy expliquer amul kenn bariwul bon moom duma ne amul mais bariwul ku koy expliquer amul benn question bu muy daw aussi te lépp loo ko laaj mu wax la ko te nit ñi ñu ngi changé te tamit aussi jot na ñu changé bàyyi politique u xaalis voilà donc ñu ngi koy am loolu maa ngi la koy assurer ñu ngi koy am voilà ñu ngi koy am daal. léegi yow tey jii nga teew fi nga xam ne mooy parti ACT au moins si département bu Tëngéej si sa mbiru bopp dëggantaan sa ngir doxal parti bi au niveau du département lan nga ci defago ak foo ci tool. voilà man toujours xam nga man ni ñu koy waxee rek noonu lañ koy defee man je pense que ne Abdoul Mbaye ñëw na fi tout récemment maa ngi koy wax si benn jotaay nee naa leen man. pratiquement fépp foo xam te ne fii mas naa fa def social du ma fa dem di politique donc man c'est-à-dire bu may def social ak politique du benn ku ma mas a defal social rek masuma fa taxaw wóole si politique non bon donc man aussi milieu bi ma dëkk milieu la boo xam te ne pratiquement Tëngéej gi yëpp lay xam Tëngéej gi yëpp ngay xam donc ku ma si gis tête à tête maa ngi waxtaan ak moom di ko expliquer kan mooy parti Abdoul Mbaye ak lan mooy la parti bi di doxal ak lan la bëgg pour ëllëg kon donc mu ngi avancé bu baax gis naa loolu am na si ñoo xam ne sax léegi Abdoul Mbaye lañ may woowee pratiquement. dëgg la kon tey jii mën nañu wax ne li nga xam ne mooy parti ACT si changer comportement ak si civisme. si lay gën a dox si li nga xam ne wuuteeg yeneen parti yi. wuuteeg yeneen parti yi bien sûr parce que yeneen parti yi li ñu gën a kii mooy mbooloo. mais dafa am lu bari loo xam te ni
nit ñi dañ koy juwaatle. muy lan. muy militant man dama leen koy wax toujours nee naa leen militant nga xam ne comme li ma wax léegi foo jëm ñu ànd ak yow même groupe bi. wala nga jox leen xaalis ñu ñëw nga bañ leen jox xaalis ñu ñëw nga leen di jox xaalis ñu ñëw ñooñu li nga xamante ni moom la Abdoul Mbaye soxla booy seet duggul si local yi. nekkul candidat bon fi ñu ko yaakaaree muy être président de la République mais militant yooyu ñoo si gën a néew ñuy voté xam nga ñan ñooy voté présidence pour les élections générales. mooy ñi nga xamante ni ñi pratiquement ñu ngi toog seen i kër yow di lire seen i journal di seetaan la télé di déglu seen comme seen émission yi. di xool programme ñooñu mais nag malheureusement ñooñu du ñu voté législative du ñu voté local ñoom présidentiel rek la ñuy voté moo tax ma ne que nag am nga 1000 chances pour être président de la République parce que ñooñu bu boobaa dañuy voté. voilà tey jii foogoon ne yenn parti yi ñu ngi leen ñu xaw ko si mel ni tey jii pour bañ a kii lu seen parti Pastef kon moom comme li ngeen dafa mel ni xaw ngeen méngoo si li nga xam moom ngeen ñu woote mooy militantisme sans argent sans li nga xam ne mooy woo nit ñi di leen jox xaalis ak yooyu noonu mais si côté financement parti yi tamit ndax yéen fan ngeen ci toll bu si yàggul gis nañ Yewwi Askan Wi ñoom ñu daal di lancé cagnotte bu 500 francs par militant pour mën a financer seen campagne tey jii yow ban jàng am si loolu ndax yéen tamit pare ngeen pour jël boobu lay yoon pour financer seen parti. non loolu bi ñu ko commencé yàgg na oui loolu bi ñu ko commencé yàgg na bi ñu commencé suñuy cotisation day dem toujours waaye bi ñu ko commencé yàgg na mais dafa am loo wax léegi si njëlbeen bi mooy ñun information bi la ñu jàllale pour le moment pour changer politique bi fi am indi beneen politique bu bees mooy ñu dindi xaalis teg ko fële donc loolu ñun ñu ngi si depuis ñu nekk ñu dugg si parti bi ba léegi ñu ngi si voilà léegi tudde nga Pastef peut-être Pastef loolu muy def noonu c'est bon côté boobu moom bokk nañ ko mais beneen côté bi mooy aussi ñun ku ñu xam ne Abdoul Mbaye toujours les vraies informations moo koy joxe te aussi dafa respecter état bu état defee lu baax mu ne defoon na lu baax bu defee lu bon mu ne def na lu bon loolu te parce que dafa am ñoo xam te nii problème iñaan la c'est-à-dire président Macky Sall président la na fi jógee dama koy sosal mais du noonu. muy politique bi jébaare bi nga xam ne voilà du noonu pression boobu kenn du ko teg président dañ koy bàyyi dañ ko jox 5 ans daf 5 ans yi mat ñu xool lu ñuy def donc mais pression bu metti boobu man loolu dama ko contre dama ko mas a contre d'accord peut-être bu juumee fii am na lu baax lu mu def. ñun loolu dañ koy respecté dañ koy dégg ci discours bu président Abdoul Mbaye toujours. tey jii parti acteur ñu nekk ci élection li nga xam ne mooy gox-goxaan yi gisuñu benn yoon candidature am ci au niveau du département naam bokk ngeen ci li nga xam ne mooy coalition wàllu tey jii lan moo waral tamit jéemoo leen fexe daal di nekk tamit ci tête de liste yi au niveau du département. voilà loolu lu am solo nga wax loolu erreur bi jëkk am ki ko def mooy le maire Daouda Niang parce que le maire Daouda Niang bu ñu ko indilee foko yi moom ñu def PDS ñu def Idriss Samb ACT mu convoqué benn réunion presque 11h ci guddi. je pense que ni entre 22h 23h. ma tiim ko nii sama kër tiim nii maire bi may gis ñi mu convoqué ñuy ñëw di dugg def réunion seen biir sans autant que man ma yëg ko te man ma bokk ci foko yi. fi ñu defee Daouda Niang PDS foofu la ñu defee Idriss Samb ACT mais aussi am na erreur yoo xam te ne boo ko defee aussi mën nga ko rectifier mooy après bi ma ko waxee sama président muy Abdoul Mbaye bon waxtaan ak moom xamal ko ne que sama nit dañ koy fullaal donc aussi nekkoon nag aussi loolu moom laa lay ñaan bon donc ak laneen lu mu wax ak moom donc moom it mu woo ma tout benn jour toujours ne bi yëpp dafa ma doon man nangu ma ko woon jël mais après oui mais après laa ko jël expliqué ko mu ne moom Abdoul Mbaye wax nag ko bon donc ba moo waxee loolu laa ne ko kon li ma jàppoon yëpp bàyyi naa ko voilà
kon est-ce que mën nañ jàpp ne li nga xam ne mooy actuel maire bi fi nekk Daouda Niang dafa trahir lii di ACT au niveau département. bien sûr loolu moom sama xarit la nag sama xarit bu baax la nag sincèrement. bu dul si maire bi quoi bu génnee si maire bi. sama xarit la quoi. bu génnee si maire bi toujours sama xarit la parce que li muy def si maire bi man du ma si d'accord ma si quoi. moo tax man rek maay nekk conseiller boo xam te ne bii maa ma sa taxaw ne ñuy voté ma ne non. ma bañ voilà benn bi mooy te ñaar rek laa ma sa intervenir parce que dafa am yoo xamante ni nga wax si yàq wax la parce que man mosaguma gis maire boo xamante ni bi wax na dara ñu ne duñ ko voté toujours di nga kaas xuloo non lii mais bu vote jotee nga voté man nag deux yi mooy benn bi mooy bi ñu bëggee jël stade Ngalandou Diouf def. direction ASP yi wala. voilà c'est ça. bon donc boobu dama taxaw ne du fi am non seulement loolu doyul parce que waxtaanu biiru nekk la woon muy conseil municipal. dama dem si benn organe damay bañ a def ci publicité. ñu jox ma micro ma taxaw maa ngi enregistrement bi jusqu'à présent. ne leen tënkee jóg leen seen stade bële la ñu bëgg a jox ASP yi. donc pour nee nañ bu fa coow amee ñoom dinañ mën a intervenir yow poste bu police bi yàlla na ma yàlla baal loo xam te ni sax mënul couvrir Tëngéej ndax doyaguñu. nga bëgg a jël ñetti ASP def ko fële kon tey lii coow leen def kon foofu duñ ko taal. foofu la ñu jëkk a taal. donc ma ne leen loolu du fi am stade bi du pour loolu d'accord man nañ ko def fareen bu leen neexee. parce que voilà ak aussi li ma gën a naqari si moom aussi yooyu manuma si dara mooy terrain yi ville am ma taar sec benn côté bi nii dañ ne woon dañ koy may école bi ñu voté ko pour ñu def fa ay bureau mais maison moo fa am kër moo fa am beneen fast food bu fa nekk kan moo ñàkk. te dañu waxoon tamit si côté district sanitaire bi foofu la ñuy def li nga xam ne mooy maison pour li nga xam ne pour don de sang avec yooyu noonu. voilà mi ngi noonu gisuñu dara donc yooyu aussi maa ngi ñaan maire comme man dugguma si liste maa ngi ñaan maire bi di ñëw yooyu yëpp mu veillé si oui. mais naam ba tey est-ce que yéen a ngi si biir coalition wàllu. mais non nekkuñu à Rufisque. à Rufisque waaw à Rufisque nekkuñu ci coalition wàllu parce que à Rufisque département bi li muy yaatu benn nit laa ci am muy Mambilor parce que dañ ko séq maax waa jooju maax le candidat dañ ko séq. le candidat de Mambilor waaw daf ko def ngir man. moo tax mu jëlal ma sama représentant bi nekk foofu defal ma ko deuxième position proportionnelle. D'accord. donc mais ñun amul keneen ku dugg muy est ouest nord il est presque kon donc bu ma ne dindi naa Mambilor kon ñaati commune mooy des 10 non. oui léegi 10 communes yooyu amul benn waa ACT bu si bokk. bu ma yëg amul non donc et puis ñoom ñëpp ñoo nekk tête de liste si presque 11 communes yëpp waa PDS rek nekk tête de liste ñooy jël majoritaire ñooy jël proportionnel donc loolu dama ko gis ne xam ne lii jaarul yoon. kon daal PDS dafa jaay doole si li nga xam. dafa jaay doole daf ñu fekk si. mën naa wax ne PDS dafa fekk si d'après information yi ma am dafa fekk si CRD. te CRD xam nga limal naa la ko léegi ak ñoom Thierno Alassane Sall yëpp xoolal division bi si am yëpp si fu mu jóge si PDS. donc bi mu ñu fekk see ba pare pratiquement mu jël lépp daf ñu fekk see ba pare jël lépp bon peut-être à Rufisque bokk. waaw fii ma ko maîtriser mais tey jii comme tey PDS fekk na seen biir CRD daal di ñëw si coalition bi nangu lépp est-ce que yéen tam jotu woon tam ngeen xeex seen position naam liggéey bu si bëri yéen a ko def moom da leen fekk si rek. waaw non mais ni mu koy defee c'est-à-dire xam nga yaa ngi maa ngi nii léegi wax na ne dugguma si benn liste. en tant que le représentant. de ACT c'est pas normal. voilà dugguma si benn liste xam nga loolu xel nangu ko. donc ni mu koy defee mooy bi ñu defar seen liste dañu tëju defar ko. waaw monsieur kenn benn ko am benn concertation. am na ku nekk LD debout.
et moom pratiquement da doon wax ne bon day ànd ak ñoom mais maa ngi dégg ñu naan mu ngi huitième position fu muy jàlle fu muy jàlle ma waxtaan ak moom seen représentant Issa Paye woote na 2 fois réunion bon ma dem réunion mu ne ma ñu ne bon ñëwul dafa dem côté Njexaraat dafa am problème PDS bu fa am moom lay régler coalition bi woote réunion yow ñëwoo bon après ñu ne demee ñu ñëwaat ñu ñëw mu ne réunion jaru ko ma ne ko pourquoi mu ne seen ñaam mooy defar liste nord ñun ñooy defar liste ville. te moom lañ finalement moom lañ jiital si ville. waaw ma ne ko waaw si naka mu ne day demee par quota PDS c'est-à-dire mooy jiitu beneen quota doog a ñëw. ma ne ko yéen a ngi wax ak ko xam te ne kii mosul def élection ma ne ko élection peut-être nga am 2 conseils ou 3 ou 4 nga ñëw jiital loowu PDS ñu jàll beneen loo bi duñ jàll ma ne leen non. ma ne leen yéen daal def ngeen séddale bukki bi. jël li gën a duuf si nag bi. voilà yéen fii amatuma fi place waaw c'est la dem après ndekete yoo. ay agents municipaux lañ jël def leen seen liste yëpp pratiquement. kon ñoom daal seen kii bi li nga xam ne mooy wàllu Sénégal si département bi. génnul PDS ñoom ñoo. ba ma ne la bukki bi ba ma ne la bukki bi séddale bukki bi la jeex. dëgg la ñoom lépp ñoo ko jël ñoo jël tout c'est-à-dire même pour am ay éléments yu nekk si liste bi. comme ñoo yor maire bi ay embauché lañ ñooñu lañ jël ñu def leen si liste yi. tey jii est-ce que yéen tamit pare woon ngeen tamit pour yéem a rejoindre yeneen coalition wax est-ce que yeneen coalition def nañ ay démarches pour ngeen fekk si leen. voilà kooku aussi président Abdoul Mbaye waxtaan nañ si. mais dañu d'accord si ne par exemple nord man maa def analyse boobu man mënoon naa dem si beneen kii. mais dama ne ko bon fu mel ni nord supposons. d'accord. liste yi dañ fa bari. mais bu ma ñëwee dem beneen coalition wala ñu créer beneen bu bees bon day division bi. day kii voilà loolu daal moo tax après ma ne que c'est man garaawul parce que ñoom dañ ma jëloon comme candidat moom leer na man maa waroon nekk candidat CRD waxuma la parti Abdoul Mbaye rek CRD à Rufisque. man maa waroon nekk seen candidat. parce que je me rappelle bien yow lañu investir woon banque ba. voilà wax nañ ko à la rajo voilà man lañ investir. ku ñu investir CRD muy ñi ànd CRD muy ponkal yooyu nekk si kanam te des na 20 de partis yoo xam te ne ay mouvement lañ yoo xam te ne kenn déggu leen. ñu def ma seen candidat waa PDS ñëw defar seen liste seppi ma sànni ma. loolu ku mu mettiwul leneen du la metti si waa Tëngéej yaakaar ma te attention justement koo xam te ne kii est le 24 mai la dellu si Sénégal def presque 2 mois en Europe. parce que comme dama yàgg Europe. jamono day dox. donc ñi nga xamante ne dama leen xamoon tey ñi ay sénateur lañ ñi ay directeur général de travail. ñooñu ñëpp téye ma ba léegi bàyyiwuñu ma man aussi bàyyiwuma leen. ñu dem waxtaan ñu ne ma aussi moo xamal leen sama candidature boobu moom laa leen doon xamali. ñu ne ma dinañ la jàppale ci campagne bi. d'accord non seulement dañuy def descente ñëw jàppale ma ci campagne bi ba pare tegal ma ay partenariat yoo xam te ni après dañ koy def. donc loolu. tamit def naa dégg ngeen ko ba taay dama ne woon sax dootuma si waxati mooy le maire bi ma seeti woon. te mu ne ma dinaa ñëw jël jeunes yi yóbbu leen defal leen formation en Espagne aussi defal leen benn usine boo xam te ne day traité ay jën boo xam te bu moderne boo xam te ne même dina mën a yóbbu sax ay jën Amérique du Sud donc ku la wax loolu laaj la ngeen def. partenariat signature. yow maire Daouda Niang yow nga ne du ma ko signé loolu wax naa ko ba tàyyi te man ba léegi déggaguma seen tontu. seen tontu laay xaar parce que dama yor samay preuve c'est papier bi mu ngi si ñoom.
te loolu entrave lay nekk sax seen candidature parce que tamit ku nekk mais bëgg nga luy jëmale kanam. mais nag loolu lépp peut-être lii lañ gisoon tey dañ foogoon ne man après damay bëgg damay soxla maire bi mais boobu loolu bu amoon man pare naa loolu rek laa bëgg boo gisoon ma doon jéem a nekk candidat pour exploiter loolu rek la ñii mënuñu ko exploiter mën naa ko jéem a exploiter te ñoom nee nañ ma dinañ la si gunge je t'assure que te li ma lay wax wóor na yàlla bi ma nekkatuma candidat non beneen affaire la dafa dañ découragé ñoom. lan moo tax lañ ma doon wax lan moo tax ma expliquer teg yëpp nag si jàmm rek expliquer ne bëggatuma parce que liggéey bi moo bari ñu ne ma non ñu def ma ay signes comme te seen bopp tellement que dañu am déception. est-ce que Daouda Niang lu waral mu def loolu tamit foogoon tamit yow tey jii mën nga doon benn obstacle si li nga xam ni mooy seen candidat bi nga xam ne bëgg nañ ko teg tey jii yow fekkoon bokk nga si tey jii ñoom mën nañ bañ a am dara est-ce que du loolu taxul tamit ñu daal ne nañu ko éliminer. mais Daouda Niang moo ma def conseil spécial ambassadeur plénipotentiaire loolu moom dama koy wax mu leer te loolu si laa mën a toogee fu ma dem en Europe Espagne saa bu ma fa duggee fu ma ko déposé dinaa toog ak maire bi ñaati maire laa toogal kan dafa xam ne mu toll. lan moo tax parce que plénipotentiaire bi mu ma defal ambassadeur plénipotentiaire la ma defal kon donc loolu la waroon continuer. loolu tey bu ko continuer woon nit nan la may mën a defee plénipotentiaire ëllëg may ñëw di ko contre te ñun suñu parti jiitaloon nañ bu yàgg maa ngi koy fàttaliku mais candidat ba fa nekk bi fa gën mais bu dee fu mu mënti doon jàppale leen ko. d'accord voilà. léegi tey jii si loolu foofu nga daane laaj yi fan ngeen toll ci loolu si candidat yi nga xam ne nekk nañ fi kan ngeen pare tey jii pour ànd ak moom moo xam nord la est wala ouest wala ba tey fi ngeen taxaw duggoo leen si benn. waaw pour l'instant fi ñu taxaw lañ taxaw parce que dañuy xaar fi ñu taxaw lañ taxaw di xaar daal nañu xaar daal. waaw parce que fi mu ne nii yëf yu jaxasoo na trop. te gars yi lañu seet si. waaw te li koy indi gars yi ñu ngi wax ak ñun bu baax. mais te li koy indi lu si bari mooy nekk maire fii surtout fi ma gën a maîtriser muy Rufisque bon peut-être ñu def la maire looy def tali ba sa buntu kër sa nga def ay R+100 ñii lay sa bopp daal nga fi nekkal. voilà ñooñu léegi nga pare génn amoo benn problème. mais ñi si des dañ naan damay ñëw def loolu. mais bu tey jii boo defoon loolu ñu audité la bu jaree kaso bi ñu yóbbu. donc kon bu ñu xoolee vous êtes d'accord que ab maire bu fi jugee ñu daan def audit. dañu war a def audit oui loolu mooy yoon dañu war a def audit mais da nga fiy jóge après tranquille non loolu dafa yomb mais loolu moo tax candidat yu bari gis nga fii ñi fi nekk candidat yi booy seet ñu si ëpp. lekk sa xaalisu maire bi moo leen indi mais xam nañ ne mënuñu liggéey ak seen ay deal seen ay lobby. ak seen ay deal ak seen ay lobby. loolu rek amaguñu compétence. amuñu ko non c'est-à-dire seen jikko la nañu fal maire léegi si jikko man loolu laa bëgg mais buñ ko fal si la den jikko boo ko amee muy jikko bu rafet muy nga xam ne dërëm bi boo ko jëlee di nga ko laayoo yombal xiyam. doo laal xaalisu askan bi donc mais nag maire bu ñëw. bon léegi R+2 R+3. changé waaw te initiative bi sama kër. am tool surtout tool nag bëgg nañ ko trop. tool yu wéy donc avec ça ñi si des den xool bi di ñëw mooy ëpp et puis heureusement Macky def 15 millions yi mais bu ko deful woon di nga gis. parce que avant ma ko annoncé ça. voilà dina gis man d'accord ma woon sax ñu dindi kii bi waroon nañ ko def 100 millions man loolu laa d'accord. su ko defee ñu mën a wàññi li nga xam ne mooy. bien sûr voilà c'est ça. tey jii ñu daal di dugg si li nga xam ne mooy analyse bu bilan si 4 maires yi fi nekk tey jii boo ko doon joxe critères yi nag ngay analyser bilan bi ñu fi defagul ñoom. waaw bilan bi ñu fi defagul yàlla dafa def man ma féete woon nord. bon di jàppale Mané. xam nga toujours ma wax ko nee naa Mané mu ngi doog a dem élection. ah oui ñëpp a koy xalaatal lool. waaw Mané mu ngi doog a dem élection parce que Mané. Mama yaa da daan defar booy seet sax élection yi passé baatul campagne mu ngi woon France. si oui mu ngi woon France. en plus dafa xool ne 2 mandats lay def après mu daal di ñëwaat. dafa. ne woon si 2 mandats yi doo. loolu la waxoon mais mooy li ma la wax léegi rek affaire bi dafa neex
parce que da ngay waaw da nga dafa neex. donc moom booy seet doon nañ commencé di liggéey si ay espagnol yoo xamante ni boobu sax espagnol yooyu son Barcelone lañ jógee. waaw mu ñu marché boobu ñu waroon def nord. loolu moom taxawoon naa si di ko si jàppale presque chaque semaine ñu dem ak hôtel Pullman fa la ñuy daje ak tubaab yi ñuy waxtaan man aussi moom nag aussi intelligent na parce que daf ma jëluma woon comme daal may interpréter mais daf ma jël comme bu tubaab yi bu kii di interpréter juumee ou espagnol yi am lu ñu wax ak may xool seen comportement parce que loolu tamit yàlla daf ma ko may. li ma war a wax moo bari moo tax du may laal fenn rek duggaat expérience bu ma gisee tubaab xam naa li muy xalaat. parce que nga yàgg nekk ak ñoom. voilà loolu moo waral justement dafay neex sax question bi ma tudd bi ma wax ma ñëwaat loolu moo waral ñoom ñaata yoon la ñu voyagé seen 8 ans yi ñu fi def. bëri na de. chaque semaine ñu voyagé presque 2 fois. ban partenariat lañ fi ma de Dakhla laa dégg Dakhla ba nga xam ne. waaw Dakhla boobu nga xam te mu nga sa frontière ba kenn soxlawu ko. boo xam te Maroc sax da ko war a dimbali da ko war a jàppale parce que man def naa Maroc aussi. donc te ba léegi sotteegul sax li fi waxoon ba léegi amagul toujours ñu dem mais mënaguñu indi benn partenariat bu bees bu Nantes bi moo fi nekk ba léegi donc lan moo ko waral. man gis naa ko rek si bi fi ministre bi xam ne moo nekkoon maire Nantes bi ñëwoon Sénégal gane si woon ñëwoon fii yéen a ngi koy fàttaliku boobu defe naa yaa ngi koy fàttaliku ndax ambassadeur bi mais yow nooy mën a ñëwee jël ab ministre jox ko cadeau ba pare di ko dajjil cadeau bi. mais man gis nga damay toog di gis ay erreur c'est-à-dire ñoom dafa am yoo xam te ni bu fekkee ne da nga ko am. da ngay jël ñi mas a def Europe ñëw laaj leen ñii xamul lan mooy seen culture ñun ñu wax leen ko mais keroog xaasa seen dem si yàlla si moo Mame Binta à côté Mame Binta Cissé bi nekk si kii voilà à côté ñoo doon dajji xaasa moo doon dajji cadeau bi biñ jox kii bi avant mu koy kii recevoir et puis ak yeneen donc yooyu da ngay xam ni ngay doxale ak tubaab ba ñaan ko ba mu may la c'est-à-dire tubaab boo ñëwee boo ko wanee ne ko def ngandam délégation wan ne ko dama am xaalis mais du la jox dara. du la jàppale si te partenariat lañ ba ko gagnant-gagnant. gagnant-gagnant kon tubaab dafa am nooy doxale ak moom foog nga woon ko benn ñàkk gi tuuti pauvreté bi tuuti booy dem délégation sax nga dem yow rek wala nga ànd ak benn kii ne ko ñu paas bon mën indi ñi ñëpp donc dafa am yoo xam te ni daal sincèrement tax ñu lajjee dañuy jaay xamuñu foog nga xam culture tubaab bi parce que ñun dañ ko xam parce que def nañ fa 30 ans waaye 30 ans boo xam te ne bii poste yi ñu doon liggéey dañu jaxasoo ak nit ñi c'est-à-dire dem jàngi ji fa taxul nga xam leen di fa dem ay mission chaque jour taxul nga xam leen foog nga dëkk ak ñoom pour mën leen xam voilà c'est ça. tey jii lan ngay xaar ci candidat yi nga xam ni ñoom jàpp nga ni ñoom am nañ forte chance daal di gagner li nga xam mooy municipal yi. voilà moom laay wax nee naa ku bëgg a gagner Rufisque foog nga gagner commune boo gagnewul commune mënoo gagner waxoon naa ko fële après ñu am lu ñu ci jël bàyyi li ci des bon donc dama ne Mar moo fi mas a gagner commune fii ci ñi fi nekk. ak comment dirais-je ak Albert bon donc Mané masul gagné commune parce que mu ngi doog a dugg ci élection bu njëkk Mama yaa moo daan gagné commune donc ñoom ñaar ñu xool seen doole ñoom ñaar kan moo ëpp avantage ci nord nga ñëw jël ku mel ni Albert ne am na fa ku mel ni Ousmane Ndiaye nee nañ am na doole nord nee nañ nga jël ku mel ni Mar nga ñëw kan moo ko représenté nord man xaw ma ko différence baa nga noonu léegi nag ma ne leen mën na am surprise 2 surprises mën na am mooy Omar Cissé mën na ñëw avec les Moustarchidine wala Moustarchidaat xam ne ñoom rek base lañ luñ si am luñ si dolli rek dañuy gagner maire bi aussi Ismaïla Madior mën na ñëw yor na xaalis te fii
militants yi xaalis lañu bëgg. moom it mën na def reprise. dëgg la voilà surprise pardon jeexal nañ émission bi rek ñu tënk rek si lu ndaw rek parce que ñaari minutes moo ñu dese. si li nga xam ne mooy actualité bi côté violence bi nga xam ne gis nañ ko fii tout récemment ak yooyu. voilà loolu aussi lu ñu war a wax la mooy li ma débuté rek sànq bon ñu ngi koy masawu sincèrement lii rafetul même waa Europe ñëpp ñu ngi wootee. non sincèrement muy lu ñaaw mais nag buñ nee waa Thiawlène man loolu laay wax toujours. parce que li am Thiawlène actuellement moo am si Tëngéej bi yëpp bi ma maîtriser man toujours Tëngéej laa maîtriser moom laay wax. quartier boo fa gis am na benn groupe boo xam te ne bëgguñu sax football gis nga terrain ñi dañuy football si biir ñu nekk si biti di tëgg di fecc. di def lu bon. ñooñu léegi partout am nañ ko fii à Rufisque ñooñu nag la ñuy seet nan lañ leen di maîtriser lan lañ leen di maîtriser billaay nañu Macky Sall dimbali may ñu police municipale gis nga fii tant que amuñu police municipale fii dara du dox parce que police municipale amul droit génn Tëngéej ba dem baar yi Tëngéej la res donc police municipale damay bokk ak yow koñ xam la bu baax ngeen bokkoo ñëw si manifestation nga déconné mu ñëw jàkkaarloo yow na la du nii la c'est-à-dire police municipale day noppal police nationale police municipale mooy yar police nationale lenn la da ngay def délit mu def li mu war mais police nationale police municipale mooy yar nit mooy yar fii oto waru fi taxaw te police municipale fan la gën a mën a yare nit ñi mooy li nga xamante ne lii moom la nit gëm muy alal police municipale police nationale caché ko police municipale damay yàkkamti ndax ni ngeen des ni 2 minutes mais police municipale sa alal lay tubb c'est-à-dire da ngay liggéey def nga loo war a def dañuy dem sa compte te fii koo laal alalam mu réglé moo tax ñun ñi nekk en Europe te mu am police nationale ak police municipale li ma lay wax c'est dëgg la amul kenn koo xam te ki nekk nañ foofu te gënul ragal police municipale ngay gën a ragal parce que moom sa alal la jëm tubba ko wàññi si merci beaucoup mu doon kon suñu garab tey monsieur Idrissa Samba daanaka tàgg nga pare rek parce que waxtu bi moo ñu xaw a dab di ko jaajëfal bu baax si wuyu bi nekk njiital ACT si département bu Tëngéej nekk tamit conseil municipal ci nord ak bu ville jiital commission tourisme ak loisir bu mairie nord ñu sekkoon waxtaan bu yaatu lu soxal élection municipale yi ñu dëgmal di gërëm bu baax équipe technique bi PDG Ibou Max Plodio ak Clé ak Rav coordonnateur et di ko remercier aussi pour la chemise di remercier Ama depuis sant yàlla à chaque fois coiffure bi nga xam ne dañu ko offrir pour RSTV di leen jaajëfal bu baax di leen jox dig daje à très bientôt si beneen numéro nooy def ba falu jërë ngeen jëf